internet enquête 221 asalaamaaleykum wa rahmatullah dal leen ak jàmm ci seen émission bu am solo bii ñuy wax Thiey nag bu ñu ko waxee da di émission boo xam ne dañuy dugg ci biir société bi xool yenn sujets yi nga xam ne mbokk yi dañ koy dund te duñ ko mën a waxtaanee ci seen biir ñu tàgg ko fii fas yéene indi ay solution saa su nekk nag fas yéene nañu ànd ak sunu jigéen sunu xarit sunu soppee soxna Aminata Paye bu enquête 221 maa ngi lay nuyu soxna si. yàlla na yàlla nangu ziar ma lay fay nuyoo maam Khalifa di am mbégte mu rëy partage ak yow plateau Thiey bii nii saa su nekk yow aussi tamit nga nekk koo xam ne franchement apprécié par tout le monde la ñuy wax ñu lay delloo ziar. Aïcha comme ni ñu ko waxee émission Thiey ay sujet la sujet yoo xam ne des fois comme ni ñu koy waxee da di baat yoo xamante ni nii fu ñu ko tuddee wala boog ay thèmes yoo xamante ni nii fu ñu ko tuddee nopp ñu ne nopp dalooti na. yaakaar naa loolu koy waxee ci wolof. waaw nopp dalooti na damay faral di wax naan. Thiey moom foo ko dégg rek bu ko nopp déggee loxo daal di jib dar gémmiñ. mën na ëpp nopp. waaw daxaw sax jéggi des fois. sans dépend ci nopp ba. voilà. kon mbokk yi pour ngeen comprendre li ñuy wax dañuy dem ànd ak régie ñu déglu wala seetaan élément bi nga xamante ni mooy suñu dem Thiey bu tey ñu dem te ñëw. man nag damay lépp sama tur ak sant bi seulement dama nekk jeune nekk fii Dakar daal di marié biñ ci tegee quelques fan après si la sama jëkkër tukki. waaw bi mu ñëwaatee nag ñu nekk amuñu benn problème. am ngeen doom. amuñu doom waaye bi mu ñëwee nekk nañ ci jàmm ak salaam ba mu dellu ma toog nag di ko muñ après sama benn copine ñëw fi ñuy waxtaan mais expliqué ko ne ko jigéen laa te dama yëg sama bopp après moom tamit li may dund moom lay dund. ci la ma sama xarit boobu daal di wax ne am na benn objet bu am bu tudd vibromasseur man nag xaw ma ko woon ñemee ma ko woon. pour expliquer rek vibromasseur ñu xam ne xamuñu ko mooy maanaam. moom benn objet la daal boo xamante ni da lay jox plaisir. tamit mel ne kii wu góor daal. waaw noonu la mel. léegi da lay jox plaisir. léegi bi ma toogee benn moment man naa ko essayé bi ma ko essayé nag après ma yëg ci loo xamante ni mosuma ko yëg sax ci sama borom kër. yow daal kon mun na ne vibromasseur boobu la nga ci yëgoo ko ginnaaw ba nga sëy ak sa jëkkër bu yàgg mais soxna si yow est-ce que ba ngay sëy ak sa jëkkër rek nga mos a sëyal. waaw man sama jëkkër rek laa mës a xam te wax dëgg yàlla aw ma ci woon benn problème seulement bi ma sama xarit bi expliqué la woon nag. ma daal ne naa ko essayé mais bi ma ko essayé li ma ci yëg moom wax dëgg mosuma koo yëg ndax man sama jëkkër bi may jël boobu xale la xaw ma dara donc ci moom laa mës a yem. waaw. léegi nag bi ma ko jëlee ñu teg ci quelque temps après moom mu daal di ñëw sama jëkkër daal di ñëw léegi bi mu ñëwee mu nekk ci jàmm ak salaam mais li ma doon yëg daal ci vibromasseur bi wax dëgg yàlla yëgatuma ko ci moom. xanaa sa jëkkër lu mu yore dafa ndaw. mën naa ni waaw ndaxte li ma war a yëg moom comme jigéen wax dëgg yëguma ko xam naa looloo tax nag léegi nag rus naa ko koo wax mënuma ko koo wax. bu ñu nekkee guddi gi dañuy nekk ba benn moment moom dina jot boppam daal di tëdd. maanaam moom daal dina daanu daal. waaw daal di tëdd xam nga góor ñi moom seen plaisir bopp rek lañ lay jënti man daal du ma yëg sama bopp ni ma ko war a yëgee ni ma ko yëgee ci vibromasseur wax dëgg du ma ko ci yëg. looloo tax su paree rek dama koy waxtaanal ba mu nelaw man tamit ma daal di dem ci douche ba jël sama vibromasseur. continuer li nga doon def. voilà loolu daal mooy tax ma yëg sama bopp. mais yow soxna si yow vibromasseur boobu est-ce que yow xam nga lu ci nekk ci danger. ah man de wax dëgg gisuma ci danger gisuma ci benn danger li ma ci gis daal mooy bugguma mooy sama borom kër te bugguma dem tamit di taxawaalu xaw ma ko woon xamal nañ ma ko kay te xaw ma nag li ci lislaam wax dëgg mais maa ngi ci doon jot sama bopp bu baax benn jour nag nekk naa ak sama jëkkër ba mu jëg boppam ci lal bi après ma daal di jug dugg ci douche bi mu jékki gisuma ci kaw lal bi nag après mu fekk ma ci douche bi fëgg laaj ma lan la ma ne ko dara mun na ma est-ce que ça va ma ne ko ça va très bien après mu daal di demaat te xam nga loolu tamit mënul wëy léegi nag ma doon tàllal loxo rek koo xamante ne mën na ma ci jox conseil xalaat ndax bugguma am jëkkër am far te bugguma tamit mooy yàlla.
mbokki internet enquête 221 ñoo ko seetaanandoor élément bi nga xamante ne nii mooy suñu sujet tey ci cëy muy élément bu diis bu daw yaram mais aussi bu complexe d'après ni ñu ko seetaanee nga xamante ne nii soxna si am na lu mu dund mu nekk ci dënnam bëgg ci am solution soxna Aminata Paye sa première appréciation lu muy doon. waaw maam xam nga on est dans une société boo xamante ne dafa am lu tubaab di tuddee baatu tabu nag dafa nekk loo xamante ne waxtaan la boo xam ne léeg-léeg dañuy xaw a am kersay xuus ba ca njombaxtal ga baatu tabu si boo déggee ñu naan sujet bi kat tabu la dafay nekk loo xam ne mënuma cay waxtaan ak yow ba sori ci. kersa dafay dugg kersa dina ma jàpp ba mënuma cay waxtaan ak sama waajur bu góor dina ma jàpp du ma ci mën a waxtaan ak sama waajur bu jigéen dina ma jàpp ba mënuma ci waxtaan ak sama xarit wala sax samay frère wala sama sœur ça dépend nag ci nit ñi waaye nag maam je pose la question est-ce que tabu war na mën a am ci diggante soxna ak borom këram. C'est la question que je me pose. Est-ce que nekkul sax tabu boobu moo indi tey situation bi parce que d'après ni ñu dégloo lu ñu seetaanee élément bi soxna si jàpp na ne lii war ko mën a wax sax borom këram. waaw tabu dugg na wante complexe dugg na ndax sujet bi aussi tamit dans un premier temps moom moo complexe na xeetu complexité boo xamante ne buñ ko toppee rek du ñu mën a dimbali soxna si moo tax nag xam naa ñun ñi toog di ci débattre sax nag dinañu xaw a difficile loolu wante nag lu ñu dégg ñu jéggal ñu comme nañu wax ni ba jàngale moom soo koy def boo amee lenn looy ragal a laal wala looy ragal a wax rek soo deful nag leçon bi nga bëgg jàll du jàll moo tax nag ak nu mu mënti demee lu ci aju rek incha allah dinañ ci ñëw. muy mbiru sëy di situation boo xam ne fii la xewee ci Sénégal rawatina nag Dakar soxna si dafa am problème ak borom këram ci wàllu sëy dem na sax ba buy séq ak borom këram dootul yëgati li mu daan yëg au début lan moo waral loolu nga jàpp. waaw tout d'abord dafa wax ni problème am mooy mi ngi sëy ak borom këram wante ni borom këram di jotee boppam ca biir sëy ba moom du jot boppam noonu. mooy maanaam ci biir sëy bi c'est son mari qui sent beaucoup plus de plaisir que moom te dañu wax nag ni sëy complémentarité la quand on parle de rapport sexuel jokkalante la buy am ci diggante ñaari nit yoo xamante ne kenn ku si nekk war nga ay yëg li ngay def kenn ku si nekk war nga sentir li ngay def kenn waru cee ëppale sa morom ndax sinon rek dafay indi déséquilibre donte ne nag bànneex tolloowul wante dinañ ko mën a équilibrer. xëy na fii maam li indi coow li moom mooy tout d'abord sëy dafa nekk lu psychologique waaw bopp gis nga dañ lay wax na sax ne la gi nga sa loxo booy tubaab bu lay jàng da lay wax ne la loxo boo demee ba di ko yëkkati sa neer yi ñoom ñooy communiquer ak sa cerveau sa cerveau moom mooy communiquer bu jàllale benn communication ci say neer ñu xam ne kat loxo bi dafa war a yëkkati ko communication bi jàll dem ba ci articulation yi ce qui veut dire que ni tout départ lépp fii la may faral di dégg ci jàngale ñuy wax ni yow borom kër bi sa soxna boo waree séq ak moom ci guddik tey war na koo mën a yëg bu xëyee. ci journée waaw dans la journée sa jëflante ak moom war naa mën a yëg kat sama borom kër tey am na lu mu namm ci man damay faral di dégg ci woykat yi ñuy wax ay lii nelaw ci man yaa koy yee kon nag dafa nekk. ay hormones yuy nelaw balaa ngaa dugg ak sa borom kër wala sa soxna ci yow liggéey boobu yee leen seeni hormones. kon ay parties la. merci beaucoup maam si anticipation bi parce que tout simplement sëy bu ma nee sëy sax xam naa dina yaatu wante rapport sexuel ñetti partie la dafa am partie avant am partie pendant ak partie après partie avant bi. soo déggee ma ne la booy sëy ak sa soxnaan fexeel ba na ko yëg ci bésu tay bi moom moo concevoir partie avant bi mooy maanaam tout d'abord na nga yee ay cëram na ko yëg na ko sentir na yëg si yow ni kat tey am na loo namm ci moom fo leen bëre leen daw leen dàqante leen tàppante leen mu xam ne yow mii kat am na loo namm ci moom ci bésu guddik tay gi na nga yee ay hormones am na nga yee sensation ak sensibilité ensuite beneen bi maam dafa am ay parties yoo xamante ne moom mooy partie post rapport bi mooy li tubaab di tuddee flirt
li tubaab di tuddee wàllu flirt dafa bokk ci li nga xamante ne mën na yee ki ay sensibilité mooy am na aussi lu ñuy tuddee caresse. Il y a aussi des signes yoo xamante ne c'est des signes de sensation tey boo ko defee nit ki rek dina am loo xamante ne daf koy yëg te gis nga maam ñu jéggal ñu nag ci kàddu yi ñuy wax rek dañuy jàngale sëy mettiwul sëyin moom moo metti des fois da ngay gis nit borom kër boo xamante ne dafay sëy ak soxnaam li muy ñëw mooy automatiquement rek comme te dinañ ci lal bi tàpp ko mu jóg rek mu daal di dem automatiquement ci at dafa war a am partie avant mooy mu kafal ko ba aussi tamit yaramam nangu ba aussi moom ndaw si ay hormonam yeewu ba ay sensibilité am yeewu nga daal di jublu ak moom ci partie pendant bi soo ñëwee nag ci biir partie pendant bi bul defee ni sa doole parce que ku nekk xam na ni yéen ñaar ñëpp bu lii yeewu lii nelaw yeewoo si yéen yow ko góor ki yow yaay ëpp doole fuuf sa soxna wante fexeel nga équilibré ba bul ko gaañ bu mu metti ci moom wante aussi tamit ni nga koy yëgee am ci plaisir moom tamit na ko ci am naka. parce que soxna sax nee na ku góor ki moom boppam rek lay lijjanti bu xasee ba jot boppam c'est fini. loolu moom mooy danger bi waral coow li ba pare am na lu mu wax nee na su paree sax. danaa ko waxtaanal ba mu nelaw après man ma jóg dem ce qui veut dire que moom soxna si. mooy partie après bi ngay tudd noonu. voilà moom soxna si mi ngi gérer partie avant. pendant ak après bu borom këram mais en retour borom këram géré wul tey ñetti partie yooyu ci soxnaam. éducation sexuelle bi ñuy wax. voilà xam nga baatu éducation sexuelle léeg-léeg dañ koy réyal te réyut moom mooy li nit ki war a xam rek ñu wax ko ak anam bañ ko koy waxee est-ce que yaa ngi comprendre ba pare beneen bi aussi maam moom mooy tout d'abord soxna yi bu ñuy séq ak seen borom kër lépp wax naa ko sànq dafa déparé ci psychologie mooy tout d'abord na nga def sa xel ci li ngay def et puis aussi nga def sa xel ci sa borom kër parce que am na loo xamante ne bu sa xel communiquer ak say cër rek dina yomb ci yow mais bu nekkee sax say cër dañuy def li sa xel ne ci leneen lii du la mën a satisfaire. le vrai problème nag mooy soxna si même bu fekkee ne borom këram mënoon na am sax bëgg-bëgg bi pour satisfaire ko actuellement mënatu ko satisfaire ndax dem na ba ne tey par exemple bu ñu tëddee sax bu ñu noppee man dinaa dem mottali gi sama li ma war a yëg maanaam xaw ma lu mu ko mën a tuddee dinaa compléter sama sensation sama yëg-yëg sa toilette ba loolu li ko waral lan la est-ce que nekkul organe boobu wala ba outil boobu muy utiliser moo dem ba indi situation bii que borom kër mënatu ko satisfaire. waaw maam xam nga ma wax la tout d'abord fi mu tàmbalee tout d'abord ci biir waxtaan bi ngay séq ak moom laaj nga ko ni ko ndax sa borom kër li mu yor dafa tuuti mu ne la mën naa wax loolu mais ma fàttali la benn affaire maam dàll ca ba nga ko sologulee bi nga koy jënd muy bees amul ndeyjoor amul càmmoñ dàll la. bi nga koy soog a jënd amul forme amul ndeyjoor amul càmmoñ sol bi nga koy njëkk a sol kooku moo définir forme dàll bi. xaw ma ndax dégg nga fi may waxee am déet. dégg naa maam sa maraakis yi nga sol. bi nga koy jënd xam nga amul ndeyjoor amul càmmoñ. da nga jënd rek ñu jël ñaari maraakis teg leen te ko jaay la. bi nga ñëwee xam nga kenn waxu la bii mooy ndeyjoor bii mooy càmmoñ da nga jël teg fii nga sol mu jël sa forme ndeyjoor jëlaale sa forme càmmoñ xam nga lu tax ma wax loolu. ci biir waxtaan bi laaj nga ko ne ko ndax da nga mës a séq keneen ku sa borom kër mu ne la musuma séq keneen sama borom kër bi may jël xale laa musuma mooy kon lan moo tax kon muy mottali ko leneen wala lan moo tax kat awra borom këram doyatu ko. parce que au début amul problème nee na ci commencement bi musuma am ak moom problème mais actuellement moom ça va pas. am na lu fa jaar xam nga wax naa la ne la sa dàll boo ko solee jël na sa forme. cela veut dire tout simplement que ni ndaw jigéen bu mësut a xam góor ñu baal ma ci ni ma koy waxee jigéen bu mësut a xam góor ci àddunaam que jiitu ci moom na awraam toll noonu la forme boobu moom la awra ku jigéen ki di toll kon maanaam ba ca jot ak
ba ca jotul ba ca doy ak ba ca doyul bu dee benn la xam benn boobu nga xamante ne moom moo ci jiitu forme boobu lay jël. te mën na ko satisfaire. te benn boobu mën na ko satisfaire yoon la ça dépend nag ci façon de satisfaction bi parce que lii may wax nii dama doon bañ sax indi amalgame ba tax ma demander l'avis d'une sage-femme pour que sax mën a approfondir li nga xam ne moom laay wax. parce que dama ko laaj ci cadre satisfaction ci sëy ci jigéen mu ne ma jigéen ci sëy lu ko satisfaire yomb na tout d'abord période avant bi nga xam ne wax naa ko ni moroom këram war na ko mën a ñoom ñaar ñu séq ko ba mu yëg ay hormones am nee na ci période avant boobu soxna si mën na cee yëg boppam waaw parce que nee na organe érectif bu jigéen mooy maanaam xam nga organe nag nan lañ koy waxee ci wolof su ma ko mënee tuddee cër bi jigéen di jotee boppam wala di jégee boppam ci sëy ba di ca am plaisir moom mooy wàllu clitoris bu borom këram fowee ak moom ci clitorisam dina yëg boppam bu ko borom këram deful moom ci période avant bi ci maanaam flirt beeg yooyu mën na ko defal boppam ba yëg boppam bu ko defee moom borom këram seen ñaari sensation yi daje. moom sax mën na ko defal boppam. mën na ko defal boppam ci sëy nag laa wax ci cadre sëy bu dee da ngay sëy ak sa borom kër mën na ko defal boppam. thème bu garaaw la ñuy waxtaanee. waaw moom laa la wax sànq ne la baax. parce que am na beneen aussi partie boobu di expliquer. voilà mu jëm ba léegi ci médecin bi ak conseil yi nga xam te ni jox na ko. effectivement mu ne clitoris bi mooy organe bi nga xam ne fa lay yëgee plaisir dès que borom këram dina foo ak moom ci clitorisam bi mën na fa yëg plaisir donc du soxla beneen outil. mais kantaa nag boo demee ba sa awra borom kër doyetu la c'est parce que am na leneen lu fa jaar loo xamante ne uute naag li nga xam ne moom nga xam moo la ibbi yow xam nga wax naa la sànq ne dàll boo ko solee yow sa forme tànk lay jël maam bu la ko la ëpp tànk solee sa dàll lu muy def day yaatu boo solee te sa dàll da lay ëpp c'est tout simplement cela. problème bi mooy li ko waral li yëpp mooy xëy na peut-être ni mu soxlaa borom këram saa su ko soxlaa pour gis ko wala pour jot ko wala pour séq ak moom du ko gis ba tax na muy demander solution ñu xelal ko mu utiliser benn outil bu koy permettre à l'absence de son mari moom mën na ko utiliser pour satisfaire boppam parce que nee na dafay soxla boppam. waaw xam nga maam nag ma wax la foofu nag dafa jar taxaw seetlu xam nga lu tax. gis nga tout d'abord fi may commencer balaa ñoo ñëw ci absence borom këram moom mooy communication bi nga xamante ne moom moo war a am ci biir sëy mooy maanaam njàqare bi nga am sa sëy ci kan nga war a dem waxtaane ko kan ngay dénku est-ce que man duma mën a accepter tey ci sa néegu sëy loo séq ak sa borom kër nga dem di ko wax ak sa xarit. kon xanaa xarit bokkut ak xarit yi ñuy wax. maam àdduna dundu doomu aadama ñett la. li nga moomal sa bopp li nit ñi moom ci yow ak li yàlla suñu borom moom ci yow la nga moomal sa bopp kenn amu ca cër kenn amu ca wàll yaa ko moom amul kenn ko koy partager du ndey du baay du xarit du mag du rakk li nit ñi moom ci yow yaa ko séq ak nit ñi joxe ko ba mu mat sëkk waaye nag li yàlla suñu borom moom ci yow bul ci manqué dara te nga delloo ko bàyyi ko moom mu agiral boppam ñett yooyu buñ ko ràññee lu ñu war a wax lu nekk dinañ xam ca kan lañ koy waxee ji. bii situation bi fan la. situation bi yàq dafa jéggi gan. xam nga tax ma ne la yàq dafa jéggi gan lii mu dem waxtaan ko ak xaritam ba mu digal ko ne ko demal nga uti ji vibromasseur bu ko waxtaanoon ak borom këram du uti ji vibromasseur. mais gisul borom këram mooy situation yi ñuy gis. maam yu bari seen borom kër mu ngi ñu ngi Europe. xam nga nag dafa am loo xamante ne c'est une question de responsabilité personnelle. ok tu sais pourquoi je te parle de responsabilité personnelle parce que yow mi sëy góor mu dem àll tukki parce que nag l'islam wax na ni koo xamante ne dafay sëy ku mu gisul indi na ay charte yi mu indi. bu ci nekk wax na ni kat soo toogee diir bii gisoo ko déggoo ko bindul yónneewul boo fa toogee yaa fa bàyyi sa bopp
waaye bu dee yow mi nga xamante ne nag d'accord nga ak moom yaa ngi ko gisoo ko peut-être yaa ngi koy dégg yéen a ngi gisante à part technologie tey mi ngi lay yónnee la ko war si yow yëpp mi ngi koy def nga toog donc foofu sëy boobu amul problème waaye nag ca cadre nag yëg-yëg maam nit dafay yar boppam. waaw. ci ba ci côté boobu. maam nit dafay yar boppam xam nga lu tax ku tànn gedd ku tuub toxu yaa ngi may dégg ku tànn gedd ku tuub toxu maam su ma optee sëy ak góor goo xamante ne dafay tukki yàgg àll man nangul ko sama bopp li ma la wax responsabilité personnelle d'accord ak moom kat ni toog mën naa toog muñal la lépp loolu dafa sëy boobu ak yëg-yëg bi dafa dugg ci cadre muñ bi parce que amatoo droit séq ak keneen wala di jëfandikoo leneen xanaa xamoo sax yow maam charia nanguwul jigéen wala góor buy fa jël objet wala loxoom di fawee awraam ba di am lu mu cay yëg bàkkaar la. mais moom dañuy def ne jigéen laa damay soxla sama bopp jigéen laa te am na ci droit su ma juum. ban droit ak kan. am na droit soxna boppam si kaw séq ak borom këram nekku fi c'est une question de consensus boo xamante ne nattu la bu yàlla teg moom la yàlla nattu mu sëy ak kuy tukki. moom lu muy def par exemple ba loolu ba gérer si loolu sensation yooyu. moom xam nga tey moo wax la benn affaire boo nekkee si weeru koor dañ lay wax ne la koor gi yemul ci xiif ak mar ak jullit jàpp say cër da nga leen di wooral. say cër da nga leen di wooral. en temps normal yow ba nga amagulee borom kër xamoo dara da nga daan muñ loolu et pourtant yëg-yëg mës ta jug ci àdduna yëg-yëg ak nit a ànd di donc yow mi nga xamante ne sa borom kër jóge dafa avant moo tukki sax daan ngeen ko séq d'accord naa buñ naan nit lu mu xamul sonalu ko lu mu xamu ko sonal d'accord naa mais ana yar sa bopp maam parce que dafa ay circonstances yoo xamante ne maam il faut que da ngay yar sa bopp par force parce que tout simplement c'est xam nga ci ban cadre lay dugg ci mooy nga mën a yar sa bopp ci loo bëgg te mënoo koo am te ñàkk boobu nga ko ñàkk delluwul ci sa coobare bopp doomu aadama tant que yarul boppam ba foofu rek du jóg ci tooxi doona te lii tooxi doona la ndax gis nga xam nga maa ngi lay wax ne la tey boo demee ba sa dàll nga sol ko mu ëpp ci yow c'est parce que am na ku fa jaar ko tolloolul tànk ku sol sa dàll daal di koy yaatal mooy vibromasseur bi muy utiliser. mais borom kër nga yaakaar ne du ko xam parce que moom dafa mel ne moom lii boppam rek lay jënd de parce que soxna si nee na des fois sax damay dugg sama toilette pour mottali sama wàllu yëg-yëg mu fekk ma fa laaj ma mën a ko déedéet muy nëbb moom it ba léegi. li nga xamante ni mooy li muy def. xam nga mooy li ma la wax ne la problème de communication dugg na complexe am ak tabu mooy maanaam la mu dem waxal ko xaritam amaana su ko waxoon ak borom këram. parce que problème mu équilibre sa yëg-yëg la ndax mënoon naa bañ a egg ca vibromasseur bi léegi nag borom kër buy tukki nag moom ala kulli aali maam kenn amul solution. toogal nga mun lañ la mën a wax. loolu rek lañ la mën amul leneen. léegi dama bëgg nga ñëw nag ci xam naa ne temps muy waaye jeex mais il faut que nga ñëw nag ci outil boobu ñuy wax vibromasseur pour nit ñi nga xamante ni ñoo ngi seetaan te xamuñ ko lan mooy vibromasseur. xam nga yàlla dafa dogal lépp lu ñuy waxtaanee rek dañ ciy gëstu pour bëgg lu ñuy wax mu doon lu ñu leer objet la en plastique boo xam ne dafa yor forme awra ay pile di ko dawal donc courant la. Ce qui veut dire tout simplement que imaginez contact gu courant bi ak yaramu doomu aadama te dañu wax ne jigéen bu nekkee en érection awram dafay tooy déjà wóorul matière objet bi nekk plastique bi nga jël ko di ko dugal ci sa biir awra te nekk na loo xamante ne am na dayo boo xam ne mën nga kaa dugal mu yegg la foo xamante ne en temps normal booy sëy waruñu la faa egg nga gaañ sa bopp. Ah bon? Bien sûr que si. Vibromasseur lañu wax luy vibrer. dafay vibrer xëy na doole bi vibrer bi muy vibrer mooy may doole ba tax nga di ko yëg moom mooy ce n'est plus naturel
te gis nga sëy dafa am limite mooy dafa am fiñ la war a yegg nag buñ ko dépassé dañ lay gaañ buñ la gaañee moom mooy indi ay cancer du col de l'utérus yi ngay dégg ak moom mooy indi ay yenn infection yi am ci awra jigéen ak yu bëri yi ngay dégg tey donc ñu ngi dugg ci beneen domaine boo xamante ne xëy na bu médecin toogoon dina ko gën a mën a yaatal. kon am bëri na conséquences comme ni mu ko waxee ci situation bi mais il faut que ñu indi ko nag xëy na proposer ko solution ñu soog a jeexal jotaay bi ban solution nga koy proposer actuellement. parce que na bàyyi vibromasseur bi pour première solution. vibromasseur bi na ko bàyyi carrément xam nga lu tax au fur et à mesure mu koy gën di utiliser muy gën di yaatal kanamam day dem ba borom këram dootu ko satisfaire te dina dem ba dafay jéggi borom këram sax kenn dootu ko mënati satisfaire si objet boobu elle devient dépendante de cet objet. benn na ko bàyyi. ñaar la communication bu yàq jéggi gan la muy wax ak xaritam ki mu gën a yey mu waxtaan ci ak moom mooy borom këram. na waxtaan ak borom këram. ñetteel bi nag maam mooy li ma la wax sànq ku tànn gedd ku tuub taxu yow yaa opté am borom kër boo xam ne nekku fi dafay tukki ba mu fi nekkee ma nga daan matal la ko war ci yow bu fi nekkul nag muñ la war kooku kenn du ko négocier kenn du la ci utal solution kenn du la ci digal leneen dangay muñ nga bëgg ko nga bañ ko parce que nag xam nga ndax lan jigéen mayuñu la fu nekk nga cuuj fa càpp na ndeyam sax góor lañ ko mayul rawatina jigéen te dafa am loo xamante nag boo ko xasee dégg naa ko muy wax naan bugguma def lu neexul yàlla bugguma mooy sama borom kër du raison amoo gis nga ay bugguma def lii bugguma def laa day fekk raison mu am raison balaa nga koo bëgg ak di ko bañ amoo raison mooy. li ci des yéen a koy mottali ci commentaire yi li nga xamante ni mooy waxtaan bi nii lañ koy fas yéene defee saa su nekk dugg ci biir société bi xool yenn thèmes yi nga xamante ne nii des koy mën a teg fii yéen ñi nga xamante tamit yéen a ngi dund loo xamante ni yu mel nii la ngeen bëgg ci am solution mën ngeen ñu koo jox ci numéro bi nga xam ne mooy daw noonu ci suuf bu ko defee ñu indi ko taaj ko fii nii ci Thiey. jërëjëf looy tàggoo ma lay sant di la gërëm di jéggalu nag ci internet yi xam naa sax xëy na wax nañu lu ëpp wala lu ëpp suñu jëmm waaye rek dafa tolloo booy jàngale des fois di nga am foo toll foo xam ne dootoo xalaatati da ngay bëgg rek enseignement bi jàll ñu leen di jéggalu bu baax di jaajëfal ñi ñuy seetaan di dalal sénégalais yi nag doomu aadama yi maam àdduna boo ci nekkee da ngay fexe nga yemale sa ay bëgg-bëgg wante aussi tamit nga dëppoo ak bëgg-bëgg jamono léeg-léeg aussi tamit maam ñuy moytu te ñuy dundee charia fu ñu ko defee rek duñu jóg. donc mbokk yi waxtaan baa ngi noonu ñu ngi leen di jox kon donc rendez-vous ni ki quelques jours fii ci biir enquête 221 ak seen émission bi di Thiey wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.